asalaamualeykum tabarakallahu ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan ñuy dellu si waat tay rek ci lanoo tuddee phase 7 ci istuwaaru dajjal yàlla dogal agent Mossad bi ñëw ci moom dajjal mi ngi ba léegi ci synagogue bi toog mu ni ko xam naa da nga ñëwoon pour méditer waaye dama am proposition bu ma la bëggoon defal bi mu waxee loolu dajjal rek dajjal daal di muuñ waaye muuñ boobu du rekk ku muuñ pour reetaan mais muuñ boo xam ni dafay dellu ci wàllu mépris la mu daal di yëkkati boppam xool agent Mossad bi ni ko xam naa sama ñëw ci synagogue bi mën nga ko tuddee ñëw pour méditer waaye dama ñëwoon rek pour réfléchir mu ni ko ndax gis nga ñetti livre yi yépp te góor gale jëlaat ko benn bi di Bible benn bi di Évangile benn bi di Coran mu ni ko gëwma ci benn mu ni ko te it la ma gëm mooy man sama bopp laay gëm Dajjal moo ko wax agent Mossad bi ni ko parce que dama gëm ni religion yi yépp ay naxee nekk ci biir kon gis nga loolu déjà mi ngi wan Dajjal ni mu mënee yàq xelu nit waaye agent Mossad bi ni ko sincèrement loolu indiwuma woon ci yow mooy pour nga di ma expliquer ndax gëm nga dara ak gëmoo dara ak sa bopp nga gëm li ma indi daal mooy dama gis ni fi nga tollu sa peuple mën na jëriñu ci yow muy peuple Israël topp nañ la surveiller nañ la gis nañ ni bokk nga ci ñi nga xam ni Israël mën na compter ci ñoom ma bëggoon nag defal la benn proposition mu ni ko avant tout dama lay présenter kii ma àndal mu ni ko kii ma àndal député la à la Knesset mu ni ko kële nga xam ni moo des te toog ci wetu góor gi ba léegi superviseur la mais ci cabinet premier ministre bi la bokk mu ni ko man nag comme ni ma la ko waxee man agent Mossad la mu ni ko léegi dama bëggoon waxoon la ndax nangu nga militer sunu parti politique ndax nangu nga militer sunu parti politique Dajjal ni ko lan mooy seen parti mu ni ko sunu parti mooy parti bi ñuy wax Likud foofu su ma ca defoon benn parenthèse pour expliquer leen Likud parti boobu ki nga xam ni nekkoon na premier ministre ca Israël te sonaloon Palestine lool sax ñu di ko wax Ariel Sharon bokk na ci membre fondateur Likud actuellement ci 2020 bi ki nga xam ni mooy premier ministre Israël di Benjamin Netanyahu moom mooy président parti Likud kon gis nga ci parti yi gën a mag en Israël parti boobu ci la bokk ci temps wu Dajjal nag agent Mossad bi moom la proposé Dajjal ni ko dama bëggoon ndax nangu nga def politique nga militer sunu parti Dajjal ni ko lan mooy seen parti mu ni ko Likud Dajjal ni ko man dafa am loo xam ni dama ci doon réfléchir te doon ko waaj a def
Dajjal ni ko boo seetee bi may xale ba nii ma toll nii am 17 ans boobu mi ngi ci 17 ans mu ni ko mësuma voyager mësuma génn Israël dem feneen mu ni ko décidé wu ma woon sax génn pour dem ci beneen réew walla beneen dëkk mu ni ko waaye dama yëg ni dama war a dem ci fa nga xam ni mooy centre Israël ci benn ville bu ñoo tuddee Lod parce que ville boobu dafa am sama héritage mystique bu fa nekk. agent Mossad bi ni ko dëgg la. Dajjal ni ko loolu nag laa préparé woon pour def su ma jógee fii ci synagogue bi dama ni woon demain matin damay xëy dem centre Israël ci ville boobu nga xam ni moom la ñuy tuddee Lod ndax sama héritage mystique dafa ne. agent Mossad bi ni ko dëgg la waaye su fekkee nangu nga suñu proposition doo mën a dem ci ville boobu ñuy tuddee Lod parce que dañu décider woon wutal la appartement ca ville ba ñuy tuddee Tel Aviv ba pare wutal la liggéey ci cabinet premier ministre bi waaye ci loolu nag nga bokk ci suñu parti Likoud ànd ak ñun ci politique bi parce que mu ni ko pour l'instant député yi ñi ngi ci seen benn mandat bi nga xam ni moom la ñu soog a débuté kon amagum nañu 1 an mu ni ko d'ici 3 ans rek dañuy renouveler waat te bu ñuy renouveler waat liste bi nga xam ni mooy suñu liste de parti bi dinañu fexe ba placer la foo xam ni élection yi forcément di nga mën a accéder à la Knesset mu ni ko nag ñu bëggoon sa proposition ndax d'accord nga. Dajjal daal di sëgg ba yàgg daal di siggi daal di ni agent Mossad bi ni ko ville boobu di Lod war na mën a xaar kon nangu naa sa proposition mu ni ko kon baax na. député bi mu àndaloon te mu nekk à la Knesset jox ko loxo Dajjal nuyanteeg moom nuyoo bu dëgër. keneen ki nga xam ni moom la ñu waxoon moo toogoon ba léegi ci wetu góor gu mag gale te yore synagogue bi nga xam ni dañ ni woon superviseur la ci cabinet premier ministre moom it daal di jóg ñëw jox ko loxo Dajjal nuyu ko it nuyoo bu dëgër. ñu ni ko léegi prépareel demain ou après demain rek dinañ la def signe yabal koo xam ni dana la jël si ak sa ay bagages pour nga ñëw ñu dem Tel Aviv. Dajjal d'accord ak ñoom bi mu d'accord ak ñoom ñuy génn ñoom ñett diggante agent Mossad bi député bi nga xam ni moom la àndaloon te mu nekk à la Knesset ak superviseur bi bokk ci cabinet premier ministre bi ñoom ñu ànd di génn. bi ñu génn Dajjal moom mi ngi continuer toog naka ñu génn rek góor gu mag gi nga xam ni moo waxoon agent bi ni ko kii ngeen di wax Masia kii du Masia kii réellement c'est l'antichrist. góor googu jug daal di ñëw ci wetu Dajjal bi mu ñëwee toog rek Dajjal ni ko dégg naa li nga raconté ki génn léegi wax nga ko réellement it ki ma doon kon Dajjal moom xamoon na ki mu doon mu ni ko waaye ki ma doon du loo xam ni damay toog ay nit di ko joxañ ay nit di leen ko nettali ki may doon damay taxaw ci centre àdduna wane ko kon foofu mi ngi wane volonté waaye mi ngi wane détermination. mais góor googu it nga xam ni ci magu yahudi yi la bokk jàng téere yu bare ci wàllu judaïsme demandé ko ni ko lan mooy sa projet parce que dégg naa accepté nga fas yéene nga dem militer ci parti politique bu mag fii en Israël kon forcément ñëpp danañ la xam mais lan mooy sa projet. Dajjal ni ko sama projet
sama projet pour l'instant mooy àdduna bi ni muy doxee dafa am lu ma fi naqadi boobu mi ngi def référence ci mission Imam al Mahdi ba nga xam ni commencé na dox mu ni ko àdduna bi ni muy doxee dafa am lu ma fi naqadi te li ma fi naqadi pour ma faj ko il faut ma dem ci sama yoonu bopp mu ni góor gi jàpp naa ni sax ni agent Mossad bi ñëwee ak ñi mu àndal li ma proposé muy parti bi ma war a militer te muy Likoud gëw ma ni même li ma soxla parti boobu dina ma ko jox mais naa dem Tel Aviv comme ni mu ko waxee rek tenter sama chance xool ba xam dal di génn pousse porte synagogue bi wan góor gi gannaaw dem bi mu demee moom Dajjal mu rassembler ay bagages am le lendemain rek oto bi ñëw yab bagage yëpp dal di koy jëli bi ñu ko jëlsee ñu yóbbu ko Tel Aviv mu dem Tel Aviv ñu jox ko fa benn appartement bu luxe jox ko voiture boo xam ni dañu ni ko voiture de fonction la defal ko ay privilèges ba noppi nag jël ko engagé ko directement mu bokk ci cabinet premier ministre bi ci époque boobu parce que époque boobu dina fekk parti bi di Likoud keneen moo koy jiite mooy doon président bi dina fekk aussi keneen mooy nekk premier ministre bi parce que du sunu époque bi ñuy dund actuellement muy 2020 ñu engagé ko ci waaye Dajjal bi mu demee muy def liggéey bu remarquable ci cabinet premier ministre bi di def liggéey bu remarquable ba mujj média yu bari ci monde bi commencé di bàyyi xel ni nga xam ni noonu la cabinet premier ministre bi di fonctionner en Israël te liggéey bu remarquable boobu yëpp Dajjal moo nekk dans l'ombre di ko def waaye ba léegi nekkagul nit koo xam ni fii sa gum na ba média yi di ko interviewé wala di ko demander lu ne ñu dem ba ni ñu ko waxee woon élection bi ñëw élection député yi ñëw ñu placé ko ci liste bi ci 3e position bi ñu demee ñu gagné 40 sièges à la Knesset 40 sièges à la Knesset Likoud gagné ko bi ko Likoud gagné ñu ni mérite boobu yëpp waa partem dellu si ni mérite boobu yëpp ni ko mi ngi dellu si ci yow ba léegi ñu ngi koy woowee Masia ni ko mérite bi nga xam ni gagné nañ ko yëpp ci élection député yi mi ngi dellu si ci yow mi Masia parce que yaa liggéey bu rafet ci cabinet premier ministre bi ba tey peuple bi mën a am confiance ci ñun am confiance ci suñu parti ba ñu gagné 40 sièges à la Knesset Dajjal kontaan waaye ba léegi mi ngi denc leneen ci xelam muy mi ngi fàttaliku ñaar benn bi mooy ville ba ñoo wax Lod te mu ni waroon na fa dem ndax héritage mystique am nee na foofu la nekk beneen bi mooy li mu wax góor ga ca synagogue ba te mooy ni ko est-ce que li mu soxla moom parti bi dana ko mën a jox waaye comme ñëpp indil nañ ko ay message de félicitation ñëpp remercier nañ ko ci liggéeyam mu noppi rek def la ñuy waxee jouer le jeu ànd ak ñoom bi mu àndeek ñoom nag léegi ñu daal di koy nommer moom Dajjal à l'âge de 21 ans te bi muy jugee fële ak proposition bi boobu mi ngi woon ci 17 ans kon dañuy gis ni 17 ans yooyu 4 ans la ca teg ñu nommer ko à la Knesset mu accédé nag nekk député moom Dajjal à l'âge de 21 ans mu nekk député à la Knesset kon tabarakallahu xam naa loolu la ñu indi woon tey ci phase numéro 7 bi bu ñu ñëwee ci phase numéro 8 bi rek ñu xool nan lay doxale en tant que député à la Knesset macha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey ñu ñëw ci phase numéro 8 ci dundu Dajjal ni ñu leen ko waxe woon ci histoire bi passé rek Dajjal mi ngi commencé premier mandatam
à la Knesset. Âgé de 21 ans. mu ànd ak ay camarades de parti bi di Likoud di liggéey ak ñoom ci dossier yi à l'Assemblée. di def liggéey bu remarquable. ba camarades de parti yépp fu ñu tollu benn baat rekk ngay dégg ñuy wax te baat bi mooy Masia Masia ñépp di ko wooye le Messie. mu ànd ak ñoom encore ci benn durée de 2 ans nga xam ni donc actuellement mi ngi âgé de 23 ans toujours à la Knesset. benn bis benn camarade de parti mu posé ko benn question bu am solo ci dundam. parce que mbokk mi daf ko wax ni ko seetlu naa bi la parti bi indee Tel Aviv jox nañ la appartement bu luxe jox nañ la voiture de fonction kon jox nañ la li nga bëggoon lépp. mais mu ni ko dafa am lu ma seetlu ci yow mooy dama gis sa appartement bi da ngay dund bu solitaire foofu duma gis kenn di dugg duma gis kenn di génn doo dem sax di fréquenter les filles. mu ni ko je pense même que ni amuloo sax copine. mu ni ko xanaa décidé woo un jour nga marié. Dajjal daldi ni ko du yéen da ngeen di wax ni su nit waree marié dafa war a fekk mu mën a bëgg ki muy takk. camarade bi ni ko waaw. mu ni ko man malheureusement mënuma bëgg kenn. mu ni ko man malheureusement sama xol amul fu muy sopp kenn. mu ni ko looloo tax décidé wu ma marié parce que mënuma bëgg kenn. décidé wu ma aussi am doom ndax su ma amee doom dafay doon handicap ci sama mission. moo tax ñaar yooyu décidé wu ma ko sama dund. camarade de parti bi daldi comprendre kon lu tax ndekete Dajjal di dund ci appartement wam dund solitaire ndax décidé wul am jabar décidé wul am doom ndax nee na bu amee doom dafay doon handicap nee na ci mission mu ni buy am jabar yi dafa war a fekk mu mën bëgge te nee na moom mënul bëgg kenn. waaye fekk na loolu jaaxalul camarade de parti bi ko doon laaj parce que ñoom dañu ko jàppee messie lu ñuy wax Masia. waaye ci moment boobu nag fekk na de l'autre côté Imam al Mahdi débuté na mission am yàgg na ba commencé na di gouverner genn wàll àdduna bi yépp. ñëpp a ngi koy déglu waaye ñëpp aussi ñi ngi dox ci ay ordre am surtout ci wàllu diplomatie.
mu am bés ci période boobu Imam Mahdi dem Palestine ca bande de Gaza mu rencontré fa la branche politique di Hamas. xam nga Hamas ñaari branche la dafa am branche armée am branche politique soo demee ci occidentaux yi dañu classer le Hamas comme étant une organisation terroriste mais am na ci ñoom ñoo xam ni dañ ni loolu branche armée bi la concerné mais branche politique bi war nañ leen mën a nangul ni nga xam ni noonu la ñuy jëflante ci wàllu diplomatie. Hamas boo seetloo ci ay fondateur am daa ci jàpp ñaari martyr yoo xam ne ay boroom xam-xam la ñu woon kenn ki di Cheikh Ahmed Yassine kenn ki di Abdel Aziz Al Rantisi. bi Imam al Mahdi demee Palestine comme moom ci wàllu diplomatie lay doxal ak ni muy jëflanteeg àdduna mu rencontré la branche politique di Hamas waxtaan ak ñoom ci intérêt Palestine ak nan la ñu war a améliorer conditions de vie ñi nekk ci bande de Gaza ba ñu tëral ak moom benn protocole d'accord jox ko. Imam al Mahdi jël dossier yi jóge fa dellu rencontrer le premier ministre israélien à Jérusalem toog ak moom à huis clos waxtaan ak moom ci wàllu diplomatie ci projet bi nga xam ni moom la tëral ak ñoñoo tuddee la branche politique di Hamas. waaye ci biir loolu nag Imam al Mahdi dafa utiliser pouvoir mystique bi ko yàlla jox te mu koy doxalee mission moom la utiliser ba tax mu mën a convaincre le premier ministre israélien mu nangu projet bi. premier ministre bi wax ka nag ni ko projet bi dana ko yóbbu à la Knesset dana fexe aussi ba comme partem ñoo fa yore majorité projet bi jàll. Imam al Mahdi d'accord ak moom ñu tëral seen kàddu léegi nag bi premier ministre bi jëlee projet boobu yóbbu ko à la Knesset dajale député yi yépp ci séance plénière ñu ñëw mu présenter leen projet bi bi député yi jàngatee projet bi ñu xool ni projet bi presque boo seetloo lépp dañu naan intérêt Palestine la waaye premier ministre bi demandé leen ni leen dafa bëgg projet bi jàll parce que dafa tëral compromis ak Imam al Mahdi ba pare te waxoon na ko ni ko dafa projet bi dana jàll. député partem te di Likoud xool gis ni amuñu choix comme seen leader nee na dafa bëgg projet bi jàll. mais ñoom bi ñu d'accordé pour voter projet bi Dajjal daal di jug ni ñett projet bi du jàll. ñu wax mu ni fi mu ko teg mooy moom li mu jàpp mooy peuple juif nee na normalement ñoom ñoo sut yeneen peuple yépp. beneen bi it mooy lépp loo xam ni dafay dimbali branche politique di Hamas ca bande de Gaza nee na ñoom waruñu ko nangu. beneen bi it mooy li Palestine bëgg muy liberté boobu ñoom waruñu ko mën a may te projet bi suñ ci d'accordé mu ni kon loolu yépp presque day mel ni rek
def nañ ko. mu ni ba pare lim dul nangu mooy le premier ministre wax ni dafa def compromis ak Imam al Mahdi pour projet bi jàll. premier ministre bi déglu ko ak camarade de parti mi ñu ni ko nangu nañu sa xalaat, nangu nañu aussi li nga wax, daañ ci bàyyi xel, waaye projet bi faw mu jàll. Dajjal ni leen projet bi su jàllee ma démissionné ci parti bi, démissionné à la Knesset. te boobu à l'époque il avait 23 ans. 2 ans la defagum à la Knesset. mu ni su projet bi jàllee ma démissionné ci parti bi, démissionné à la Knesset. camarade bi ni en tout cas comme sunu leader wax na kon il faut projet bi jàll. ñu voté projet bi. loolu bokk na fi Dajjal commencé guerram ak Imam al Mahdi, foofu la doore bi ñu voté projet bi. naka ñu voté projet bi rek Dajjal jug def déclaration bi mu def mu ni leen à partir d'aujourd'hui na ngeen xam ni dootuma membre parti Likoud, démissionné na. beneen bi ci topp aussi mu ni na ngeen xam ni dootuma membre, dootuma député à la Knesset, démissionné na ci ñaari poste yépp. mu ni li des nag dès demain dinaa dellu, su ma delloo Tel Aviv dinaa rassembler ñi nga xam ni ñoo doon sama ay sympathisants ci parti bi. su ma leen rassembler ba pare danaa def benn discours ci seen kanam, mais aussi danaa leen wax lan laa décider ak fan laa jëm. wax loolu camarade de parti yépp di ko xool, mu génn claquer porte bi dem yoonam. waaye xam naa incha allahu dañuy ñëwaat ci phase numéro 9 bi pour mën leen wax lan la Dajjal décidé ak fan la jëm ak Imam al Mahdi. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. tey ñuy dellu si ci phase numéro 9 ci histoire Dajjal. ñu gis ginnaaw bi mu démissionné ci parti bi mu nekkoon te di Likoud, démissionné aussi ci poste bi nga xam ni moom la yore woon en tant que député à la Knesset. te démission boobu li ko indi lépp mooy projet de loi bi nga xam ni voté nañ ko en faveur de la Palestine te moom mu ni d'accordu ci woon. bi mu xëyee le lendemain mu dellu ca ville ba ñoo tuddee Tel Aviv. waaye bi mu delloo foofu ba ngoon jot nag mu daldi dem seeti benn leaderu parti bu ñoo tuddee Front National Juif. bu ñu xoolee ci histoire dañuy gis ni parti boobu di Front National Juif bi ñu ko créé en Israël yàggul, parce que janvier 2004 lañ ko créé. waaye aussi nu gis ni parti la boo xam ni amagul doole, ndax fii ci 2020 bi parti boobu amagul benn représentant à la Knesset. Dajjal dem seeti leaderu parti boobu
bi ko leaderu parti bi yëgee mu invité quelques camarades de parti comme ñoom ñoo bokk liggéey bi ñu teewe jotaay boobu bi Dajjal ñëwee ci këram Dajjal wax ko ni ko bi may adhéré ci parti Likoud boobu dafa am benn agent Mossad bu ma seeti woon ñëw fekk ma ci synagogue ba mu fexe ba ma adhéré ca parti ba waaye comme parti bi ak li nu voté bërki démb comme projet ma bañoon ñu voté ko tax démissionné naa te defe naa yëg ngeen information boobu leaderu parti Front National Juif ni ko yëg nañ ko yëg nañu même aussi ni démissionné nga en tant que député à la Knesset Dajjal ni ko exactement ni ko léegi nag dama ñëwoon ci yow comme proposition biñ ma defaloon ba ma adhéré woon ci parti boobu di Likoud ma defal la yow it benn proposition mu ni ko sama proposition mooy dama décider adhéré ci sa parti bii di Front National Juif mais à une condition leaderu parti bi ni ko ban condition mu ni ko man ma nekk leader bi comme cette fois-ci bëgguma ñu reléguer ma au second plan dama bëgg diriger léegi nag yow ak say camarades yéenay xool su fekkee d'accord ngeen ma diriger parti bii di Front National Juif ma adhéré léegi su fekkee d'accordu leen ma bàyyi leen dem créer sama propre parti mu ni ko te boo xoolee ni histoire bi di doxe mu ni ko xam nga ni am naa ay sympathisants parce que mu ni ko bërki démb boo seetloo voté nañu projet de loi bi mais ñun sunu parti ñoo ko voté à 100% mais ñeneen ñi nga xam ne ay représentants yeneen parti lañu te di siéger à la Knesset gis nga ni am na ci ñoom ñu voté am na ñu voté wul donte ñi nga xam ni sax dañu ko contre wanewuñu ni dañu contre projet de loi bi mais am na ci ñoo xam ni voté wuñu kon am naa ñoo xam ni bokk na ak ñoom vision mu ni ko beneen bi it man li may xeex mu ni ko mooy ñu fexe ba domination bi nga xam ni peuple juif war nañ ko ñu wane ko ci monde bi yëpp parce que projet de loi bi ñu voté ñëpp xam nañ ni ñun duñ ci bénéficier wu mais Palestine moo ci bénéficier wu mu ni ko léegi nag sa réponse lay déglu leaderu parti bi daal di consulter camarades ya mu toogaloon ñu dem ba gis ni seen avantage la ñu tourné ci Dajjal ni ko d'accord nañu nga nekk leaderu parti bi te dès demain dinañu rédiger benn note jox ko presse bi yépp ñu xam le ni à partir d'aujourd'hui yow mi nga xam ni yow nañuy surnommé Massia yow yaay leaderu parti Front National Juif Dajjal kontaan daldi ni leen nag semaine bii di ñëw invité naa leen ci bu may dalal sama sympathisants yi ci Tel Aviv bëgg naa yéen ngeen fekke ka ak seen camarade de parti yépp parce que discours bi ma fay def dafay doon loo xam ne lu am solo la ci survie parti bi ñoom ñu d'accord ak moom waaye de l'autre côté ñi ngi gis ni Palestine peuple bi yépp ak bande de Gaza ci boppam branche politique du Hamas ñoom ñi ngi feete seen victoire ñi ngi génne drapeau vert yi di sillonner rue yi di jubilé ànd ak ay portrait Imam al Mahdi ba pare chaîne de télévision yépp ci monde bi di diffuser loolu nga xam ni mooy xew ca Palestine ba noppi nag li ci gënoon a metti Dajjal mooy mu gis ni dirigeant yépp majorité bi ñoom dañoo ànd ci accord boobu majorité gouvernement àdduna bi
ñu ci bari aussi dañu d'accord ci loolu bokk na ci li gën a metti Dajjal. fekk it ci jamono jooju fekk na bare na ay accord yoo xam ni Imam al Mahdi signé na ko ak ay dirigeants ci monde bi. fekk na Imam al Mahdi signé na accord avec les États-Unis, signé na accord avec la Chine, signé na accord avec la Russie, mais signé na accord aussi avec la majorité des pays européens. te accord yooyu mu signé yépp boo ko seetee da ngay gis ni li mu ci def comme base mooy la vulgarisation des enseignements coraniques. fexe aussi ba jullit yi nga xam ni ñooy nekk ci réew yooyu ñoom ñu mën a tënku ñoom ci enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci sunnaam. mais loolu yépp nag ñu def seen base fondamentale la lumière de la salatul fatiha. ba dëkk yooyu yépp benn bu ca nekk Imam al Mahdi am na fa ay foyer de disciples yu bare yoo xam ni ñi ngi organiser wu am fa ay représentants ba noppi ñu bari di ñëw di adhérer ci religion islamique ñuy tuubloo ñi nga xam ni nekk ñu woon jullit ñuy ñëw di adhérer ñu leen di jàngal alquranul karim di leen di jàngal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di defee loolu yépp nag à la lumière de la salatul fatiha. Dajjal de l'autre côté mu xam ni loolu nga xam ni dirigeant yooyu def nañ ko muy accord yooyu ñu nangu signé ak Imam al Mahdi moom nee na accord yooyu wóor na que ni kenn ci ñoom defewu ko ak teeyu bakkanam kenn ku ca nekk yaa ngi ko def parce que Imam al Mahdi pouvoir mystique am la guddee sa xel ba nga def ko. kon mu gis ni domination bi ñuy wax ni Imam al Mahdi dana ko gouverner monde bi mu gis ni domination boobu ak gouvernance boobu mi ngi dessiné wu. te Dajjal moom jàpp na ni moom mooy ki nga xam ni moom moo war a contrecarrer loolu. ci jamono jooju fekk na Imam al Mahdi voyage am yi ëpp mi ngi koy def diggante Makka, Médine ak Jérusalem. te Jérusalem ca Masjidil Aqsa période boobu fekk na mu am fa ay foyer de disciples yu bare am fa ay représentants loolu gën a aussi déranger waat Dajjal. fenn foo tourné ci àdduna bi yaa ngi koy gis ci télévision yi ñi ngi wane ay portraits ñi ngi escandé turam accord yépp di dellu ci religion islamique. looloo tax nag bi semaine bi ñëwee Dajjal convoqué ay sympathisants yi ñëw ak ñenn ñi nga xam ne ay camarades de parti lañu ci Front National Juif. bi ñu dajee Dajjal ni leen comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp à partir d'aujourd'hui man maay leaderu parti bi di Front National Juif. mu ni aussi xam ngeen li may xeex mooy supériorité du peuple juif waaye li may xeex mu ni mooy ñu fexe ñun ba bénéficier wu ci privilège yi nga xam ni actuellement mi ngi dox ci monde bi te li ci ëpp monde islamique bi ñoo ci gën a bénéficier wu. mu ni li tax nag monde islamique bi gën ci bénéficier wu loolu yëpp mu ni ci benn nit ki ngeen xam di doxal pouvoir mystique am di signer ay accord ñu di ko nangul accord yi. mu ni moo tax nag ma ni jot na pour ñun aussi ñun ñu jug waaye jug bi mu ni dafa am nuñ koy defee mu ni benn mooy à partir d'aujourd'hui am nañu sunu propre parti muy Front National Juif. base bi aussi mu ni dama koy jële Tel Aviv yóbbu ko ca ville ba ñoo tuddee Lod parce que ville ba ñoo tuddee Lod sama héritage mystique foofu la nekk. te mission bii ma gis muy profilé wu ci àdduna yëg naa ni pour ma contrecarrer ko faw ma dellu ca source ba jëli sama héritage mystique te sama héritage mystique ville de Lod la nekk. moo tax mu ni à partir d'aujourd'hui foofu laa bëgg def base politique bi waaye bëgg aussi ngeen concerté wu créer ay association ñëw soutenir ma
ci combat boobu nga xam ni pour ñun ñëpp la. bi mu waxee loolu ki nga xam ni moo ko jox place am te nekkoon leaderu parti bii di Front National Juif moo njëkk a jóg ni ko ville boobu di Lod am naa fa une très grande maison boo xam ni am na jardin am na lépp. à partir d'aujourd'hui yëkkati clé yi ci kanamu nit ñi jox Dajjal ni ko soo demee ca ville bu ñu tuddee Lod dalal ci sama kër melal ni yaa ko moom jardin boobu sa jardin la. def ko base politique ñun ak suñu association yi ku nu am daan la ci dugal ñëw fekk si la foofu. Dajjal daal di leen remercier waaye daal di kontaan ci seen engagement ci parti bi. ci boobu rek ci association bi ci la ay nombre de personnes ñëwee bokk ba toll ci 70 000 juifs 70 000 juifs ànd ci association yi décider ni ñoom dañuy ñëw soutenir Dajjal ci Front National Juif. Dajjal nag daal di préparer daal di leen wax ni semaine bii ñëw rek dafay jël lépp loo xam ni amoon na ko ci ay luñ ko dénkoon te parti bee di Likud dénkoon ko ba ci appartement bi mu nekk mu delloo leen ko à l'âge de 23 ans mu ni mu delloo leen lépp dellu nag mu ni dem ca dëkkam ba nga xam ni moom mooy ville de Lod. te pourtant ci moment boobu teewul accord yi Imam al-Mahdi signé ak dirigeant àdduna yëpp teewul bés bu xëy CIA ak Mossad ñi ngi ci ay trasam di fexe di ko jéem a def ay tentative d'assassinat mais comme yàlla moo koy protéger boppam tentative d'assassinat bu nu jéem rek yàlla def mu échoué. Dajjal nag daal di préparer moom ak ay bagages ak ñenn ci ñoo xam ne ay compagnons yu muy àndal la fas yéenee nag dem dëkkmal ville boobu ñuy tuddee la ville de Lod. kon fa tabarakallahu xam naa loolu la ñu indi woon rek ba fas yéenee dellu si ci phase bi ci topp ñu expliquer leen nan lay dundee ci ville boobu ñu tuddee Lod ak loolu mu tudd ni moom lay jëli te muy héritage mystique am. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.